ba tax nag li ma bëgg a wax Sénégalais yi mooy lii ab complot la ab complot la boo xam ne ki ko suuxat te du kenn ku dul Macky Sall moom ci boppam du koo xam ne ci ay méthodes yu muy utiliser ñeme naa jàmmarloog ñi nga xam ne adversaire am ci xeex boo xam ne à arme égale la moom arme non conventionnelle rek la xam xeex la boo xam ne walla complot la boo xam ne lañ cay jublu ñoom mooy fexe ba réew mi situation bi mu ci toll ci wàllu koom-koom ci wàllu ndóol ci wàllu feebar ak ay dëj yu dul jeex ngir gestion bu bon bi ñu gérer feebar bi ci wàllu ay deal yu ay nit di def ci kaw sénégalais yi loolu lépp ñu fexe ba complot bi mun koo muur ba sénégalais yi dootuñu am jot lu dul di wax ci Ousmane Sonko siif na Ousmane Sonko siiful looloo tax pour essayer wane ni mbir mi du mbirum politique waaye c'est une affaire civile moo tax ñu jox consigne seen militant yépp ne leen bu ci kenn addu du ngeen du ñu ci leen wax rek ne leen c'est une affaire civile waaye c'est une affaire privée waaye mbir mi du affaire privée mbir mi affaire la bu ñu nas boo xam ne ministre de l'intérieur ci boppam moo yor mbir mi di ko tiire ak procureur am te dinaa ci indi ay firnde su jotee liy firnde complot bi bëri na waaye dinaa ci wax yenn parce que yu bëri pour bañ ñu may leen ñoom fu ñu daboo parce que li tubaab naan un crime n'est jamais parfait mooy sàcc munoo sàcc ba doo bàyyi ay firnde yu ñu la mën a jàppee donc liy wane ni mbir mi ab complot la ba ci njëkk mooy wax naa ko ci sama communiqué yàgg nañ ñoo alerté nañ gaa yaa ngi leen ni waajal te fas yéene wuñ ko jaare fu dul ca fa ngay fajoo ñu bari nañ ne bu mu xamee loolu li tax mu fay dem waaye dama jàpp ni fa may dem te defuma fa dara lu bon te faju yóbbuma fa gisuma lu tax ma war a xëy ne dematuma fa te tey jii damay continuer di fa dem di faju ba keroog yàlla di ma sang suuf dinaa def samay massage parce que dafa ànd ak sama santé ñaareel bi mooy li ñu ne viol répétitif mooy ñëw na siif ñëwaat siif ñëwaat siif te kañu ne siif nañ ko kër gi mu nekk nit ñu bari nekk fa kenn mësul dégg yuuxu kenn mësul dégg xeex kenn mësul dégg xosi te mësul génn ba wax patron wala mu wax ñi mu nekkal ni dañ maa siif loolu xel mën na koo nangu te kuñ ne dañ koo siif ak fetal ci loo xam ne moom dong nekkul woon ci biir di maase loolu xel mënu koo nangu ñetteel bi mooy ku liir plainte ba ñu bind ñoom waxuñu kañ la siif bi am waaye contradiction yi ci am bëri na parce que nee na démb la le 2 la ñu bind seen plainte déposé ko le 3 te dem na ba wax benn affaire boo xam ne affaire bu xoromb la ndax nee na pas plus tard que hier ça veut dire le 1er yónnee na ab message ne xaaral ma maa ngi ñëw je les mettrai au défi def nañ seen réquisition def nañu lépp duñ leen mus a génneel benn message bu Ousmane Sonko envoyé neen xaaral ma maa ngi ñëw la ma ci xam sax fi mu toll nii daf ñoo reetaanloo ndax def nañ seen réquisition ba ñoom xam nañu kan moo envoyé woon message boobu ku sori ak Ousmane Sonko. ñetteel bi wala ñeenteel bi mooy pression yi nga xam ne ña ngi koy teg tey ndaw si nga xam ne moom salon bi fitnaal yi ñu koy fitnaal
ndax dañoo defar li ñu defar yépp ba foog ne mbir mi ñoŋe na mu am benn seede boo xam ne dafa ñëw yàq lépp mooy seede ndaw soosu moo tax depuis ñaari fan dem nañ ko jëli ne dañ koy def garde à vue ba pare proposé nañ ko 15 millions dégg ngeen frère bu mu bokkal ndey ak bàyyi wax na tey avocat am wax na tey ndax avocat am tey dañoo xëy mu am ku ñu wax ni avocat bi neen dina wax te saisir na le bâtonnier ba noppi parce que am na loo xam ne mënul continuer ndax torture bi ñuy def ndaw si li tax ma ne torture mooy ndaw si yàlla da ko nattu mu am doom def na léegi ñeenti semaine doom ji juddu nekk prématuré mooy doom yooyu di juddu nekk lu tuuti fi mu ne nii 800 grammes lay def li ma avocat bi wax ñu am attestation médicale bu ne yaay ji warul sori doom ji dafa war a nekk ak moom Serigne Bassirou Gueye woo waa section de recherche ne leen dem leen jël yaay ji tëj ko section de recherche parce que pression morale la ñu bëggoon def ci moom ba mu lâché pour rek mu dellu ci déclaration defal leen déclaration bi ñu bëgg ndax ndaw si daf leen ne Ousmane Sonko musu fee def li ngeen di wax fii kër gi ak ni mu bindoo ak ñun ñëpp toog fi loolu mënul am te musu fee ñëw ba def wane ci comportement wala ci jikkoom loo xam mun nañu xalaat loolu ci moom ak yeneen yoo xam ne yéen ñëpp dégg ngeen déclaration loolu nag arrangé wu leen ñu woo ko ne ko dañ lay jox xaalis mun leen duma jaay sama ngor mun leen fexe ba ngeen pousse ma chargé koo xam ne leer na ma ni li ngeen koy jiñ defu ko ñu ne ko kon comme dool doo ko def dinañ la faagaagal avocat am bi mu woowee bi mu demee foofu daanaka presque xeex na fa bi mu woowee sëñ Bassirou Gueye daf ko ne je maintiens ma position mu ne ko kon dinaa xamal Sénégal yëpp ni xale bi bu dee yow yaa ko rey bi ñu demee ba paniqué la ñu jël xale bi yaay ji delloo ko ci xale doom ji jël benn commandant teg ko ci bunt bi ne du génn du dugg loolu torture psychologique la rek pour que nit ki c'est-à-dire ñi jaral na leen ñu rey xale pour rek mën a waxloo nit dara ci Ousmane Sonko lu ñu mën a exploiter loolu kenn mësu koo gis ci politique egg nañu ci un point boo xam ne kenn mësu koo gis ci politique beneen bi tax ñu wax toujours ci complot mooy yéen ñëpp dégg ngeen déclaration bi gérante bi def beneen masseuse bi confirmé ko ni moom ay nit la doon waxal ci biti keroog bi ma paree ba génn dafa ne ñu ñëw leen jël si ma ñu ñëw ànd ak seeni ñaari kat yu ñuul kukk à 22h ci couvre-feu bi yenn ko yóbbu ko vers une destination inconnue ba le lendemain ñuy doog a dem déposer plainte le surlendemain mu dem brigade de recherche foog ngeen ni ku ñu violé dina doxee noonu lan la séq ak ñi ko yóbbu ku mun a circuler heure boobu am na loo tekk ci réew mi ba ñu mun laa bàyyi nga dem lan la def ak ñoom bi mu demee ba ñu war a mun a ñëw dellu si naan viol am na ak nangam waaye loolu day ware ni complot la parce que waruloon génn fi mu ne fa la waroon fanaane foofu la musa fanaan depuis couvre-feu bi commencé ba léegi niñ la mun a woote ay nit ñu jël si la ci heure boobu nga dem ñu yóbbu la à une destination inconnue am na lu ñu ci xam sax waaye duñ ko waxagum comme niñ ko waxtaanee ak avocat yi pour dem def li ngeen di def wax naa waxu message bi message boobu musul am je les mets au défi ilaa yow mi diin fu ñu génnee message boo xam ne man yónnee naa ko ndaw soos ne ko maa ngi ñëw loolu lañ ciy wax pour le moment am na yeneen ak yeneen waaye bi ñu waxtaanee ak avocat yi dañ ñu ne comme ñoom dañoo nekk ci def nañu seen mbir gis ni mbir mi nag dafa mel ni bëri na ay failles ñuy essayer di rectifier kon ñu nit ci suñu défense am na lu bëri loo xam ne doo ko wax parce que da leen permettre ñoom ñu tëb ci loolu kon mbokk yi damay dellu si feddal leen ni
lii ab complot politique la boo xam ne Macky Sall ci boppam moo nekk ci gannaaw am nañ ci ay preuve yoo xam ne duma ko waxagum léegi ak ñeneen ñi nekk ci intermédiaire yi ñi jox xale bu jigéen bi xaalis parce que encaissé na par un intermédiaire bu ko jox yooyu yëpp dina feeñi parce que it samay avocat dès demain ou après-demain dinañ déposer une plainte te dinañ def réquisition yi ñu war a def yépp ba xam lii nekk ci biir ak li ñi mu doon waxal ak fi ñu jaar ak yépp dinañ ko wax. ab complot la boo xam ne nas nañ ko lu yàgg parce que nee naa bañ ci commencé di ñu wax te dinañu woo ay seede keroog bu ñu demee ca procès ba ci ñoom ñi nga xam ne toog nañu ak ay nit wax ak ñoom dinañ leen ne diw la ñu woo ko mu ñëw seede taxaw confirmer ko loolu pratiquement ay 2019 lañ ñu commencé di yëgal lu mel noonu lu ñu yàgg a togg la di ut di monter di fabriquer seeni preuve di monter li ñuy monter waaye nit noo muus doo yàlla ma bëgg a waxtaan nag ak militants yi ak sympathisants yi ak sénégalais yi nga xam ne ñoom ñépp dëgg ñor na leen ak injustice bañ nañ ko mooy complot bii du jàll parce que it Afrique dañoo tàmm ki yor nguur lu mu def rek dañ naan incha allah macha allah complot yàgg na fi tentative de liquidation d'adversaire politique yàgg na fi waaye li may wax Macky Sall mooy bi pas du yomb bu soobee yàlla moo tax woote gi may woote ñi nga xam ne ñooy suñu am di jàmm suñuy soppe suñuy militant ak bépp sénégalais boo xam ne dëgg ñor na la mooy lii nga xam ne moom la ñuy togg fi mu toll du dara lu dul nu ñuy def ba projet bi nga xam ne yëkkati nañ ko muy projet boo xam ne dafa jur ci Sénégal loo xam ne néew ma mësuñu ko fee gis waaye nii mu amee nii ak doole gi mu amee nii néew nañu gis ko fi muy projet boo xam ne dem nañu ba aboutissement bi jege mooy sotti bi jege ndax Macky Sall moo leen gën a xam li xew ci réew mi te def na ay sondage am defaat ko ñoom xam nañ ni 2024 gii bu ñu demee élection ñun perte projet boobu nga xam ne du projet gagné rek ab élection waaye projet soppi réew mi la de manière qualitative mooy lépp loo xam ne jàngoro bu ñu doon jooy la indépendance ba léegi ñu jële ko fi nag sénégalais bu nekk xam ni projet boobu la comploteurs yi bëgg a faagaagal est-ce que loolu sénégalais yi dinañ ko nangu est-ce que suñuy militants suñuy sympathisants ak xeex gi ñu xeex ay at coono gi ñu ko daj dinañu nangu loolu ci lu dul dëgg est-ce que sénégalais yi seen bopp ak coono yi ñuy daj ñoom dund gu métti gi ñuy dund est-ce que sénégalais yi dinañu nangu loolu mooy laaj boo xam ne delloo naa ko ci sénégalais yi parce que it mbir doo bëgg mbir bëgg safaan wa sénégalais boo gis mu ne la sonn nañu changement la ñu bëgg compétition politique lu mënul ñàkk la waaye boo bëggee éliminer adversaire politique da nga koy éliminer ci terrain politique waaye xëy su ba ngoon jot di def ay combine pour tëj adversaire pour yàq adversaire loolu dafa war a jeex Sénégal surtout nag ci janaw joo xam ne Samba Sula Baale bu façon bu ne ma nga ci Macky Sall ñu ne kenn du ko laal waaye opposant moom bàkkaar la fii Sénégal bàkkaar la biir Afrique loolu dafa war a jeex
persécution contre les opposants dafa war a jeex opposant amoo droit dox amoo droit naan amoo droit lekk foo nekk yaa ngi wëlbatiku loolu dafa war a jeex démocratie du doxee noonu moo tax bii du yomb may wax ni waxtu yii ñu toll ak jamono yii ñu toll dootul jamono wax ak jamono nekk ci réseaux sociaux yi ak jamono nekk ci salon yi di commenter déedéet jamono ji jamono xeex la jamono mu jaral la sa bakkan la jamono jooju lañu toll te nag dañoo tàmm di wax ni peuple sénégalais duñu peuple xeexkat wala dara jarul leen dara may wax suñuy ndaw suñuy mag suñuy góor suñuy jigéen ne leen caaxaankat yi nga xam ne yàq nañu réew bi yàqat toog ci nguur ak yàgg ci nguur lu mu leen jaral rek ñun ñi bëgg a soppi Sénégal bu ñu jaralul lu ko ëpp bu yóbboo ñu baax dootul ay commentaire ci li ma leen wax ak li ma diglanteeg yéen ci ay idée ak projet bu ngeen si gisagu leen ci coppite du ngeen ko gis mukk loolu moo nekk en jeu du leneen kon nekkuñu ci suñu premier épreuve ñun ba ñu dooree ba léegi sama dossier radiation jaar na fi mu ne woon coow bu lëmbe Sénégal ñu jógee foofu dossier pétrole bi ñëw doon coow ju lëmbe Sénégal ñu jógewaat foofu dossier 94 yi ñëwaat 94 milliards ñépp ne Sénégal Sonko kaso la jëm ñu jógee foofu lii ñëw waaye dama bëgg a xamal nit ñi ni lii dafa bokkul ak yooyu weesu yépp donte yooyu dossier yu mag la woon ñun épreuve yi ñuy daj nattu yu ñuy daj ñoo ñuy màggal ñun parce que dañoo judd ci xeex raam ci xeex ba egsi fii xeex lañu xam waaye nañu xam ni lii moo war a nekk xeex bu mujj wala avant dernier combat balaa ñuy tri lu leen jaral mbir mi jaral nañu ko jaral ci foofu lañu toll waruñu wone benn signe de faiblesse waruñu nangu ku ñu xoqatal waruñu nangu lu ñu ragal lu leen mbir mi jaral nañu ko jaral donc ñun ñépp ñi concerné mbir mi affaire bi concerné kuy sénégalais te dëgg ñor la woo nañ leen ci xeex bi ne leen nag du kii moo war a jiitu kale yem ci kale topp ci ñun ñépp dañu war a nekk ci même ligne bi jàmmaarloog Macky ak nguuram parce que Macky loolu rek la xam ku yaakaar ni Macky ay droit la xam ay procédure la xam yoonam newu ci gis nañ fi mu jaar ak Khalifa Sall respecté wul droit respecté wul procédure gis nañ fi mu jaar ak Karim respecté wul droit respecté wul procédure gis nañ fi mu jaar ak keneen pourtant ay nitam bi ñu leen fi jàppee ñii di luxus xaalis ñii këpp ay kees noonu lañ leen bàyyi ñu dem seen yoon kenn respecté wul procédure kon bu ñu yaakaar ni Sénégal yi la wax ñu ne la waaw droit nii nangam Macky xamul luy droit Macky rapport de force la xam di wax tamit nii am na lu ñu dogu lu ñu waxtaan man ak samay avocat mooy démb toog nañu fii ñu àndil ñu convocation nañu ëllëg à 11h nañu ñëw uyu ma fas yéene wax Sénégalais yépp ni duma uyu ji ëllëg parce que ab député mënoo ko convoquer en tant que accusé tant que teggi woo malaanu kiiraayam muy immunité parlementaire loolu nag boo ko waxee dañ daan parce que sénégalais yi ñenn bokk ay raccourcis la ñuy bëgg soo ko waxee dañ naan non s'il n'a rien à se reprocher na dem uyu ji déedéet man néew ma duma uyu ji justice amul ku ko sañ a wax citoyen la waaye la loi elle est faite pour être respectée
bu dee dañu bind noir sur blanc ci règlement intérieur assemblée nationale ni ab député bu nekk en cours de mandat pour nga entamer des poursuites wala nga koy woo di ko et cetera il faut nga saisir assemblée nationale. te loolu mun nañ ko def ci ñaari fan ñetti fan une semaine parce que ñoom ñoo seen majorité su dee loi da koo wax waruñoo tàmbal nit ñi ni mën nañoo jalgati loi saa su leen neexee bu dee loi dafa wax loolu noonu lañ ko war a defee bu ñu ko defee am seen levée d'immunité parlementaire à 10h à 10h05 maa nga foofu uyu leen mais fii rek defuñu ko du ma dem uyu ji leen comme nag parce que ci réew mi lañu dëkk te Sénégalais yu baax ak patriotes yi ñu ngi fépp comme am nañu firnde ni moom Serigne Bassirou Gueye nee na leen suba bu Ousmane Sonko ñëwee na ngeen ko jàpp mandat de dépôt immédiat parce que la ñu bëgg mooy fexe ba làq ma ba dootuma mun a wax loolu tax ñu wax tey jàkkaarloog Sénégalais yi wax leen suñu version loolee moo tax ñu ne nañu respecter la procédure de levée de l'immunité parlementaire waaye xam nañ am nañu sañ-sañu suba ñu envoyé fi toute une armée comme ils ont l'habitude de le faire pour ne dañuy ñëw cueillir Ousmane Sonko de force en violation de la loi loolu nag bu ñu ko defee nous résisterons par tous les moyens possibles te di woo ci résistance boobu ñépp it parce que réew dafay tegu ci yoon mbokk yi lii laa leen andiloon bëggoon leen ko wax dinaa leen ko faram-fàcceel ci version tubaab parce que ñi ñuy topp ak ñi ñuy déglu dafa bëri fu ne ci Afrique fu ne ci Europe ñoo xam ne duñu sénégalais jot naa ci ay message ak ay woote donc après avoir remercié nos amis de la presse ici présents et surtout m'excuser auprès de tout le reste de la presse pour n'avoir pas pu les réunir tous. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup d'espace, mais surtout pour respecter les mesures édictées en termes d'éviter les rassemblements. J'aimerais avant tout remercier les Sénégalais.